waxuma la ouvrier yi nga xam ne ak mécanicien yi nga xam ne lu moteur di wax xam nañ ko. mais amuñu place amuñu fu leen teg amuñu fu leen jox tey ñu ngi fii di taxawaalu waxuma la ñooñu waxuma la mool yi dem géej mën a liggéey xam géej mais amuñu gaal amuñu moteur amuñu mbaal waxuma la ñoon waxuma la jaaykatu jën yi nekk poste Thiaroye yi nga xam ne junni boo leen jox ren déwén soo leen ko laajee mën nañ koo ful ba indil la ci ay junni waxuma la ñooñu ñi paresseur di dajji ay otoy jàmbur di dugg ci kër yi di saccagé te amuñu métier nanguwunoo liggéey te faaw soo ko gi baax na nan dem mi ngi sunu kanam d'accord mi ngi sunu kanam ñooñu laa la wax man ñooñu laa wax de waxuma ñeneen ñooñ nag ku ci boole sa bopp rek na nga dugg soo duggee na nga wax ak man attentivement nga déglu lu ma lay tontu d'accord ñi ci bari ay paresseur nanu ñii ay sàcc nanu ñii doon dajji otoy jàmbur ñii nanguwunoo liggéey ñii amuñu métier dinañ def éducation boobu nañuy wax dinañ def incha allah thème ci chômage on parlera de tout ça chômage man je ne parle pas de chômage man ñi ñàkk métier laa wax waaw yow chômage nga man gis ngeen foofu ko bëgg a ëlbati indi ko mais chômage dafa bëgg a wax ne doonoo ñàkk liggéey moom moo tax ñuy def loolu dégg ngeen alors dinañ wax ci chômage man waxuma chômage nga am métier laa wax nangu liggéey Bougane Gueye Dany moom moo ko wax rare pour ngay gis chômage nag introduire nga bàyyi ñu yeggali suñu émission damay wax li Bougane wax Bougane moom moo ne rare pour nga gis chômeur u Pël Fuuta d'accord waaw Bougane na ko wax de su taxee ma ne ko yow yaa ko wax yow yaa ne rare pour nga gis chômeur u Pël Fuuta lu tax c'est parce que su amul lii ma nga ca lële su ñàkkeelee ma nga ca lee su ko yàlla joxee ci lii mi ngi ci bitik mbagg su jógee ci bitik mbagg mi ngi ci bitik dëgg la ma ngay jaay banaana ci waaye yaa ko wax dëgg la Bougane na ko wax d'accord je disais dinañ def incha allah émission ci chômage ak ñi nga xam ne mooy situation jeunesse Sénégal yi incha allah on va parler d'entrepreneuriat on parlera incha allah de beaucoup de choses fii si gis-gis mais en attendant tey ñi ngi waxtaanee éducation wu xale yi ak mag yi ñu fi teg aussi nit ñi yaree woon on parle d'hier et d'aujourd'hui éducation à bout de souffle Ben dama lay bàyyi rek parce que ñu ngi woon ci point yu am solo bañ fiy jógee bi passé ñi ngi doon xool li tax éducation xale yi fi mu nekk nii mu sooxee et on salue au passage Alima muy Mata moom it moo toogoon ci place bi nga xam ne Serge moo fa toogoon moo am ay points yu important yu mu souligné woon yow itam ak Sophie ak Prosper donc ñu bàyyi la nga introduire. waaw d'accord Safia am na loo xam ne si àdduna man fi ma commencé tey mooy les jeunes yi nga xam ne pour ñu am éducation de base day metti parce que ils ont des parents irresponsables des parents yoo xam ne et ça fu ma toog dinaa ko répéter xale mbedd du place am je me rappelle en 2019 dama toogoon ak Thérèse Faye ñuy def émission Sud ma ne ko li gouvernement bi commencé nii ñii du ñu yeggali lii mooy bi ñuy ramasse xale yi di leen yóbbu di leen caser anamu tey ma ne ko lii du yegg parce que man xale yooyu amuñu voix kan moo leen di waxal pour xale yooyu màgg am éducation mun a dem jàngi école mun a def leneen ak leneen man je dirais qu'ils sont laissés à la portée des prédateurs il faut avoir le courage de dire ça parce que bu fekkee xale bi day nekk ci mbedd bi di def loo xam ne pap kenn santu ko du benn loo xam ne dañ ko sant pour mu koy def taxaw xaalis bi lan la xam xaalis parce que bu yóbbuwul xaalis fi mu ko war a yóbbu dinañ ko fa maltraité donc xale boobu ban éducation lay am te xale boobu mooy màgg bu màggee liñ fi waxtaanee peut-être ñoo fils non ñi fiy ñëwaat dinañ waxtaanee wat genre thème yooyu xale yooyu kan moo leen war a éduquer et je trouve que éducation man su ma koy wax actuellement je ne vais pas parler de l'éducation bi nga xam ne sama biir kër la rek mais je parle en général keroog ma ne leen éducation bi fi amoon avant mënatul am pros ne ma si mun naa ma ne ko non mënatul am parce que dëkkaay yi ni nga xam ne nañ lañ daan dëkkee man fi ma dëkkoon xam naa 10 maisons wala 15 wala 20 maisons Safia yi ma wër xam naa ñooñu ban éducation su ma génnee wala sama doom génne ñooñu ban éducation lañ ko mën a jox mais actuellement ñun ñu fi toog ñëpp yow boo demoon sa gox ñu nekk aux alentours de toi xamoo leen pros man sama gox ñi fa nekk si ma si xam ay 4-5 personnes ñoo fa dëkk Safia même chose donc est-ce que éducation bi nga xam ne dañ ko daan amee si mbedd bi est-ce que loolu c'est possible jusqu'à présent je dirais non l'autre fait mooy nos parents
fii la taxaw barki démb daan ni non parents doon éduqué démb baaxul moom moo ko wax bëggul dara ci démb a tey mu retourné daan nekkoon ba mu dëkkoon ña fa nekkoon benn te ñooñeen ngi ti démb nanu nekk mu siteel la benn continue ki dama ko ok nga dem avant nos parents dañ daan dem fi nga xam ne mooy deuxième maison d'éducation mooy l'école fii ku fi toog sa papa daanul gëj école ku fi toog rek sa papa daanul gëj école di xool doomam naka lay comporté woo si école bi mais maintenant les parents ont démissionné si éducation parce que yow sa doom ni mu nekkee école xamoo ko sa doom bu wàccee fi muy jaar xamoo ko sa doom doo dem di waxtaan ak ka nga xam ne moo koy jox éducation si biir école ba xamoo sax maître wala profu xale yi nga xam ne ñooy jàngal sa doom muy problème boo xam ne il faut ñu delluwaat si parce que un parent comme ni ma koy waxee dafa war a di suivre doomam l'autre fait l'éducation bi nga xam ne moo ñuy englobé ñun ñëpp ñun Sénégal su fekkee dañ ne éducation léegi tout se passe dans l'internet te luy jaar si internet mu di xale bi am 15 ans xale bi am 17 ans xale bi am 18 ans mi ngi koy suivre mais ñun je crois que éducation bi ñu bëgg ak ñi nga xam ne la ñu bëgg ñu joxe li nga xam ne mooy éducation di koy wax mooy je crois que ñun ñëpp xam nañ ko c'est du négatif parce que boo toogee ci internet bi ñiy saaga ñoom la ñuy gën a seetaan et on est dans un pays boo xam ne dañu bëgg éducation sax fi comment on va régler ce fléau comment on va régler ce problème parce que mënuma toog boo saagee am 150 milliards de vues boo saagul nga wax loo xam ne ça arrange mooy jëmale sañu réew ci éducation xale ak lépp ci kanam tu as 2 vues donc ñun en général les Sénégalais qu'est-ce qu'on veut je crois que bu fekkee dañu bëgg éducation ñëpp jëriñoo ci am na noo xam ne noonu la ñu war a comporter fi nga xam ne mu neex ñu naqariñu ñëpp foofu la ñuy viser di xool pour avenir pour développement réew parce que léegi quoi qu'on dise mu neex ñu naqariñu éducation il faut que ñu xool ko tamit ci internet bi parce que internet mooy lépp monde la léegi benn bouton la boo fa duggee xam nga li xew ci monde bi yépp l'autre fait mooy relation bi nga xam ne la ñuy am ak nos fils keroog on a discuté gars yi jox ma ay ci explication man dama ne xale sa doom amal complicité ak moom surtout les enfants d'aujourd'hui certes nee nañu am na xale yoo xam ne du ñu dégg wax am na yoo xam ne du ñu dégg yar am na yoo xam ne du ñu dégg yedd dóor rek la ñu xam et ça ba may dugg sama biir bàmmeel dama koy compte parce que man li ma gëm mooy doom da ngay am ak moom complicité complicité boo xam ne du la ragal a wax loo xam ne xam na ko mais am na xale yoo xam ne dinañ gis ay musiba ci kër wala gis lu munti am ils ont peur de venir devant leurs parents ne leen lii ak lii parce que foog nañu buñ ko defee jour boobu la seen jour ji jeex parce que c'est la façon dont leurs parents se comportent envers ces petits enfants te donc bu fekkoon da nga am complicité ak moom néew ma da lay nettali de mais dina am loo xam ne bu la ko waxee yow di nga am noo xam ne noonu nga koy mun yaree noonu ngay mun a waxee ak moom pour développer mais dóor man je suis contre franchement donc ma yem foofu pour le moment et puis après on va développer. D'accord Aminata ñu bàyyi la nga introduire yooyu tam. Voilà merci beaucoup di jaajëfal aussi Benoît par rapport ak li mu wax fi mu daanelee surtout parce que stratégie la moom d'accord naa d'accordul dóor am na stratégie peut-être bu mu mën a réussir ay éducation doomam et il s'en sort très bien déglu naa ko bii passé ndeysaan am na lu ma apprécier ci waxam parce que wax na ba ni am na âge bu ma toll woon lii ma gis xale yi di ko def tey sañu ma ko woon et pourtant léeg-léeg ñu askanalee ko ci ne dafa xaw a nasaraane mais da ngay xam ne ku yaru la yarul boppam dañ ko yar ba mu demee ba màgg nag mu jëmmal yar boobu ce qui montre tout simplement tey am na ku jiitu ci moom mooy kan ay waajuram je suis tout à fait d'accord xam nga lan mooy problème bi fii nii Safia mooy que li seeni waajur ñoom def ci ñoom ba ñu mel nii tey yaru ñoom xam nañ ko mën nañ ko mais duñu ko def ci seeni njaboot parce que dañ leen a ñeewantal loolu nekk na problème mooy ñeewantal gi ñun ñeewantal njabootu tey bu njëkkoon mag ñi dañ daan jàpp seen njaboot amuñ ci ñoom ñeewantal dañ daan wax benn baat nag wéq na doomam wante bañu ko dañ daan durcir éducation bi pour mën a am ëllëg si biir résultat répété ko durcir éducation maanaam dañ daan mettital yar bi ngir mën a am ëllëg résultat looloo waraloon tey xam nga Safia si suñu yaay yi ngay laaj wala suñu mag yu jigéen ñi ñun ñi njaboot yu ndaw yi fekk nañu tey suñu yaay yi ba ñu màggee ñun bi ñuy juddu fekk nañu ñoom seen doole jeex na suñu mag ñi ñëpp am ay léget ay cicatrices
wallaay ci seen yaram. mu nekk loo xamante ne suñ ko xoolee dañuy fàttali ko yar bañ leen yaroon. lu ñu leen tere woon la. dama bokk ak classe sama benn moroom góor la mu gis benn marque ci loxoom. bon Benoît va me dire que c'est de la violence peut-être stratégie yaayam la. mu ne ma dama mës a fekk xaalis bu sama yaay teg ma jël ko dem jaay ji ko tàngal ma ñëw mu tàngal ko du teg ko sama loxo. loolu saa yu ma ko xoolee du ma sàcc. violence dañ koy tuddee. mais tey yaayam marqué na ci doomam loo xamante ne tax na tey doomam su demee bay xalaat ne war naa demee te jamono yi ñu toll mën na koo def te ndayam du ko yëg. waaye bu xoolee loxoom dina xam ne lii ci mandarga bi lii laa ko jëlee woon moo tax. gis nga Safia am na benn werante bu ma dégg ci émission bi passé ci cadre liggéeyu jigéen dama lay yebal nga def ay enquête ci société bu ñuy wax soo demee port de pêche conserverie société conserverie. maire yaa fa ëppoon. dëgg la maire ya ñoo fa ëppoon. dëgg la dañ daan liggéey conserverie te dañ fa daan xëyee di wàcc xaaja guddi. dëgg la syndicat maire yi ñoo daan xëyee fajar seeni kër di dem di fa jaay ji wala di fa jënd ji ay marchandises di lali ji ca buntu école ya. ak kafaal bu caaree ak kafaal bu caaree usine mèche yi. lébu maire yaa fa nekkoon. dañoo amoon ay njaboot. la question qu'on doit se poser mooy lan pourquoi tey maire yi ak ay 12 doom lañ doon am. 13 doom ñu ci daan génn di yar. tey ak 5 doom wala 3 4 doo ci mën a génn. non non ñu ngi bëgg a wàññi njur mi sax. parce que voilà may ma rek père ma dem xam nga ndax lan. éducation bi dañ ko daan passante comme bâton de relais. kenn ku si nekk bu yegsee si yow nga xam ne dafa am lu la war. moom mooy lan dangaa war a raw. mooy li la war ci kii da nga ko war a moytali. dafa am éducation bu am solo boo xamante ne mi ngi daan amal yow xale bi nga xam ne yaa nekk si kër entre sœurs dañ doon yarante. entre sœurs ñi mag dañ doon yar seeni rakk seeni waajur joxoon leen gëdd loolu ba suñu ñëwee bu ñu wàccee bu rakk ne sama mag def na ma sàngam duñ ko may mu eggali parce que dañ naan mooy sa mag moo la war a jubbante les frères jouaient un rôle très important soo demee ci nasaraan si chaîne yi am na benn chaîne bu ñuy def ay émission di def si wàllu éducation am na mère buy yar ay xale mais am na ku ñuy tuddee Pascal le grand frère parce que moom grand frère la boo xam ne dafay dem di dimbali yaay yi nga xamante ne seeni kër amuñu seeni doom amuñu rakk bu góor wala mag bu góor bu leen mën a jàppale mu dem di ko jàppale ce qui veut dire que le rôle de grand frère ba ci ñoom la ñuy joxal bi baaraamu tuura tey tuuma am na ci ñoom importance les grands frères mu ngi noonu donc gis nga li ñuy def mooy que ñooñu sax dañ ko war a wutal genre émission voilà ñooñu seenu taxawaay ci biir kër dafa amoon solo dañ daan indi seen partition ci yar ba pare li gën a neex moom mooy que seeni waajur dañ leen a mayoon légitimité ñu yar seeni rakk parce que xam nga ndax lan problème bi nekkul sama mag moo ma dóor wala moo ma def sàngam mooy xam nga lan la ñun ñoo bokk kon kër gi du yow yaa fi deful fi kenn sañul def mu nekk lu am solo te gis nga yaay yi bu ñuy wàccaan ci guddi gi am na ñu bëri ñoo xamante ne seen yaay nampaluñu leen wala taluñu leen wala dañ daan liggéey te terewul su guddee bu ñu wàccee daan nañu jël seen temps nekk ak seen i doom mais ni am tey da ngay liggéeyi wàcc soo wàccee au lieu nga nekk ak xale bi tu préfères nga buux ko benn tablette wala benn téléphone mu delluwaat fan mooy li ngeen di jooy yéen ñëpp tey mooy internet waajuri démb li taxoon ñuy réussir seen yar mooy kumpa bi amoon ci seen diggante ak seen i njaboot ñu baal ma pare na ma baal trop mais am na lu bëri loo xam ne yaay yee ko doon réussir si kër gis nga papa yi commencé ko ca ba ngay jur doom suñu ñëwaan ci hôpital du ñu laaj nu mu def lu mu am la ñuy laaj soxna si du ñu laaj nu mu def lu mu am góor la wala jigéen am na ñoo xamante ne désir bu bëri ci doom bu góor tax nañu abandonné seeni doom ak seeni njaboot tey li am tey mooy da ngay am sa borom kër mu bëgg la nga am doom mu lay jàppale même garde enfant bi da ngeen koy partagé su guddee booy nelaw mu teel la wala su bëccëgee su wàccee moom mu teel la mais di tey amuñu ko woon ñoo yoroon seeni njaboot ak seeni doom yu mag démb ñoom ñoo yoroon seeni njaboot ak seeni doom yu mag papa ji su guddee bu wàccee lan lay xaar compte rendu ak nelaw dama sonn dama uti ji woon loo leen dundee di xaar yaay ji ñëw defaral ko compte rendu donc su ko amul du sax occupé wu ci lan moo xew tey ci biir kër gi donc ce qui veut dire que ni li amoon réussite démb yaay yi ñoom ñoo ko doon def te tey ba tey ñu ngi góorgóorlu xam nga lan la ñu manqué moom mooy que ni tey yaayu démb la mu amoon ñàkk yërmande ci doomam ndax bëgg ci résultat yaayu tey dafa am ñeewant ci doomam mooy amul sañ-sañ yaayu démb la mu amoon di toog gàddu ab tànkam toog ci biir kër gi toog uf njabootam soo doxee guddi mu dégg la soo doxee bëccëg mu gis la moom la yaayu tey yi amul yendalunu
fanaanunu sëyinunu gàddunu seen tànk xam nañu am xaalis am nañu am njàng am na sax ñu am fitu en pleine séance ñu jàpp góor tëgg ko talaata mu daan yow sa problème peut-être diggante góor ak jigéen la waxuma ak yow légal ba ñuy ubbi da ngeen a wax yaayu tey li nu am man ma wax leen yaayu démb yi la nu am kii yaayu tey li nu manqué. sa point de vue la. am naa ci droit sa point de vue la. xam nga tey moom problème mu góor ak jigéen ay mbirum dóorante per violence. man waxuma dóor de. waaw si ay talaata yooyu yow violence moo la neex yow. man yow da nga am problème mu dóorante ci néegu sëy. man je ne suis pas waaw d'accord da ngay toog nga déglu bañ a egg ci violence du ma la déglu ndax fi nga dugg baaxul da yow problème boobu nga am mooy da nga problème nit ñuy xeex ci néegu sëy di dóorante tëggante met dóorante ba dama ay loxo dëkk bi dépassé na foofu voilà kon nag su ma la nee dóor libéré la je te libère le problème tey je te libère sa yoon nekku ci génn si waaw c'est pas gay du sa problème nii laay kiwal waaw du nga ne internet yi nee na ñuy déglu su wax jotee damay wax ba mu may rëcc ma di ko fàtte yaayu yi mu wax nee na doonoo am yërmande ak lépp man ma wax ko yaayu tey toogatunu kii toog nooy xam nga ba may lim léegi ay usines yu mag ña daan liggéey booleel na ma ci ay usines moom yu mooy kon xam nga kon ce qui veut dire que liggéey jigéen buy liggéey ci biir sëy néegu sëyam du tay rek waaye nag su ma saan jógee ci liggéey day dellu ci si biir këram loolu ànd naa ci ak yow Fall may ma rek moom te booba doonoo albatiku